ñu ko dindi Abdou affaire bi yow la mënu ma wax nag wasalaam jërëjëf tonton Abdou. di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi ci teew parce que lii dafa yomb nga woote rek ñëpp wuy si la alhamdulilah. di remercier nag sama papa ji bu baax di ko ñaanal lépp lu mu mën ren rek yàlla mën déwoon lu ko ëpp moom présenté na la boppam mais man kii mooy sama yaay ba de jaab wax dëgg yàlla tey su ma ñàkkoon yaay du ma métti ndax moom ndax place bu nekk la ma féetewoo moom mooy sama yaay. maa ngi nuyu nag képp ki fi toog ndax ni yaay li may wax korog rek nee naa la affaire yi c'est l'intelligence qui fait la différence damaa dem korog mairie gis fa xale yu ndaw yu sol t-shirt lii mooy campagne mairie du campagne ay xale yu ndaw amuñu carte d'identité fii am ñëpp am carte d'identité ku la si nekk mën na génnee carte d'identité kon donc xel mi mën naa dal di wax naan bon kuy taxaw kuy raam di la boot bu taxawee yóbbu la tey kenn mënul gërëm kenn tudduñ gërëm ki nga xam ne suñ papa ji moo fi nekk tey ba dara doonul dara la fi nekkoon kon tey ba dara doon dara ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ñu dund ba di ko jox bi Màkka. asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbooloo yi ngeen baal ma wolof bi xëy na leeru torop mais ngeen baal ma ci moom. maa ngi nuyu ku nekk ak turam ak santam. di nuyu sunu président sunu ministre le président du mouvement And Nawlé. di nuyu ku nekk fii sunu kilifa yi sunu sër yi tey daal sunu nekk fii jaral na nu nekk fii parce que sunu président bi dëgg-dëgg jarut ma wax leen kenn moom mooy kenn ku baax la ku am yërëmtu te xol bu rafet jaral na ma bàyyi sama liggéey sol sama dàll ñëw fii ba Thiès di ko jàppale te nu ngi ñaan yàlla au soir du 24 février réussite bu mag mun ko am ñun ñëpp mooy la réélection au premier tour de notre candidat le président Macky Sall. te maa ngi nuyu bu baax a baax jigéenu Thiès lu tax c'est la 3e fois que je viens à Thiès ce mois-ci te fu may dem jigéen loolu neex na ma torop. li naa leen wax après élection inchallah dinañu def benn d'élection jigéen And Nawlé Dakar ñëw fii di leen fekk te gis nu nu mën a sampe liggéey ak yéen ak jigéen yi ak seen doom yi loolu après élection yi parce que gis naa sincèrement jigéen Thiès yi da ngeen ma neex te da ngeen jàmbaar jërëjëf. ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant mënuñu leen wax mbégte bi ñu am pour nekk ak yéen tey dama bëgg wax tuuti rek parce que li ma waroon wax yëpp mbokk yi wax nañ ko fi ngeen jàpp foofu la ndax bala ñu naan nit baax na naka ay mbokkam wax te Abdou Fall de man li ka sama wax présenté ma Abdou sama nijaay la lu ma nekkee xaleel ba léegi maag moom te fi mu nekk ni lu nekk xajloon na ci mais ànd bu rafet moo indi fii ba tey jii ñu koy tiitaroo di ko sagoo ndax góor gu am yërmande la ci jigéen góor guy xool bëtu yërmande ñi mu nekkal ñun ñi ay njabootam kon nag tey bu ñu nekkee ci ay mbokkam waa Thiès ndax Abdou Fall Thiès lay noyyee Abdou lu mu am Thiès la koy yéene te Thiès la koy defar léegi nag yéen waa Thiès affaire bi seen loxo la nekk yaakaar nañu bu ngeen jàppalee Abdou Fall seen bopp ngeen jàppale ndax daa ngeen ci gis seen bopp Macky Sall nag moom ku jara jàppale la voteel ka ndax mu eggale projet yi fi def ndax projet yu am solo la maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci nekk seen tur te maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam tubaarkàlla macha allah xam naa wax ji dafa tolloo buñ leen a jóg rek mënoo bañ a jóg waaye li ñu wax doy na muy nuyu nag waa R100 bu baax a baax di nuyu ñi ma fi fekk di nuyu sama nijaay ji ma jàkkaarloo Njaay ñu bokk marché mu sante muy ku baax nag ku dëggu loolu ma wax lu wér la ci moom may wax ni jarbaat kontaan nañu li nga wax ci sa nijaay mënatuñ cee wax lu ci lu ko ëpp
ndax bu ñu nee diw baax na dañu naan ndax mbokk yaa ko wax waaye ba ñu nee Lat Joor loo bokk ak tubaab bi dañu yàgg te it lu yàgg dëgg la te it lu yàgg mën nga joo seede ñun dañoo ànd ak Abdou Fall mu yàgg lool muy as gor di nit ku baax di nit ku dëggu di nit ku am yërmaande gis nga booy ànd ak ni te yëgu la jot a sori mën ngaa tegg sa tànk ndax mbir mi fii rek la ne jëmul yomal xiyam comme dañ ciy war a di rafetal Abdou Fall nit ku baax la lu ko ñor mooy jigéen ñun Abdou dafa ñëw fekk ñu ñuy néegu ci développement ak Fat Seck mais toog tubaarkàlla Fall mu ñàkk ki ñaan financé ñu millions yu bari ñor koy di ci liggéey kon loolu mu ñu jox ba ñu ci liggéey bu ñu sañoon suñu moromi jigéen ñépp dañ ciy am kon kii li way ndaw si way ne lu mu diggee def ko ah yàlla day moom lépp waaye nag yàlla dina fal lu ñu ci xolam Fall lu mu diggee dina ko def ndax yéene la ciy àndal tubarkalla mu ànd ak ku baax nag ku yaru muy Macky Sall coow li yaroo ko may boolewul dara ak ci wax Macky am na yar am na teggin am na xam-xam tubarkalla ba mu yore réew mi léegi ni dégguñu lu mu fi wax wala lu mu fi def lu dul yaru bëgg nag Abdou Fall bii nag teg ko ci place. ginnaaw ba ñu sante suñu borom julli si yonentam bu tedd bi ñu ngi sànni kàddu yoo xam ni mën naa bala gudd ndax li fi jiit yëpp kàddu yiiw la kàddu jàmm la ay mbokk yu joxalante kàddu ngërëm ak cant ak feddali seenu ànd di gërëm nag ki nga xam ni si kilifte fam la lépp amee muy suma goro Fary Sow lii su amee moo ko bëgg mu am ku ko bëgg toon du am ak notable yi nga xam ni yëpp ñoo ñëw tey wuy si ko pour teral sunu rakk sunu jarbaat Aram ak dëkkandoom yi nga xam ni ñoo fi wax kàddu yu rafet bi ci yëkkati naa leen gërëm yéen ñëpp ku ne si turam ak santam si sama turu bopp ak turu délégation bi ma àndal mu doon gërëm ak cat loo xam ni am na fu mu doore waaye amul fu mu yem bala ma sànni ñaari kàddu nag si côté politique bi damay biral rek côté mbokk yi mu gën a leer si bopp ñëpp Aram Ngay mii Ndey Gàmmu Géey moo ko jur Ndey Gàmmu Géey Xadi Fall moo ko jur Xadi Fall ak Alaaji Fall bi ma jur moo bokk ndey ak baay mu am benn jigéen nag du ñaar taawloo Ndey Gàmmu taawloo Aram donc doo bëgg mu leer ni mbir mi demee sama caat bu jigéen yaayam laa ko tudde Ndey Gàmmu Aram mi ngi wax maa ngi koy jàppale maa ngi koy waaye dama ameel ndeyam ngor ndax man yaayam presque moom ma boot rax si dolli nag comme dama nekkoon gone gu toogul woon benn place te bariwuma doole fu ma war a xeexee moo nangu xeex bi xeexal ma ko alors donc bor boobu ameel naa ko léegi xeex su meeku ne xeex ba tàyyi ndax man sama yaay de moom lay faral di wax tout le temps naan yow de sa jigéen bi ameel nga ko ax parce que foo tulle yaa ngi tooñ te amoo doole joo xeexe mu laxasaayu di la xeexal alors donc loolu lu ñu war a xam la ñu xam ni fii suñu kër la suñu njaboot moo fi nekk et puis nag yaayam aussi nekkoon ku baax koo xam ni bañoon woon dara sama yaay papaam aussi nekk ku baax bokk bayam maamam bu góor maam Bokar Gueye bokk na si mag bi nga xam ni si ñu njëkk a am teranga Ndakaaru te di ko def si la bokkoon maam Bokar góor bu baax moom tamit donc côté ndeyam ak côté baayam ay ñu baax ñu ko séq kon su defee nii dafa tegu rek si yoon bi et di ko féliciter si vraiment ni mu déggalee kilifaam di borom këram topp si ginnaawam respecté ko
yëg ko bëgg ko nekk ci ndigalam te aussi sonn ci doomam ci ay njabootam di ñaan yàlla li mu sonn ci kër gi yàlla fay ko ci njabootam ba mu am ci loo xam ni weesu na sunu njort. Alors su loolu pare nag waxtaan bi côté politique bi li may yokk ci li fi jox jib du bari suñ fi yàlla bàyyee dimanche bii di ñëw dañu war a wote pour tànn président de la république tey la lan di àllarba non noos gi bëgguma ko àllarba prochain lundi prochain laa ko bëgg lundi prochain lañ ko war a noos voilà daal di def bernde bu neex a neex a neex parce que fii dañ fi ñaan suñu borom may ñu fi résultat te wax dëgg yaakaar nañu dégg nañu bu baax a baax a baax a baax déclaration bi nga xam ni moom la Serigne Cheikh def déclaration bu mag la déclaration de haut niveau la déclaration wu kilifa la boo xam ne li mu ñu recommandé dégg nañ ko te incha allah danañ ko doxe vote bi sànq bala maa ñëw fii dañu ma invité woon ci benn chaîne télévision ci situation wu Thiès ak campagne bi alors man campagne bi daal di ma ko gisee am na ñetti candidat yoo xam ni li leen dugal ci campagne bi du wut réew mi li leen dugal ci campagne bi mooy fexe ba waa réew mi miin seen kanam ngir ëllëg parce que xam nañ ni quand même ñoraguñu pour yegsi ñaar ñoo fi nekk yoo xam ni mën nañu wax ni ñooy xëccoo muy président bi nga xam ni moo yor di doxal ak le président du conseil départemental de Thiès bi nga xam ni doomu Thiès man nag sama wàllu bopp ma wax sa léegi ba may ñëw fii maa ngi jógee ci délégué de quartier yi nekk Thiès Nord yëpp laa dajale woon di waxtaan ak ñoom ci programme voté bi li ma leen wax ci candidat yi mooy élection bi suñu sañoon duñ ko def élection par parlo dañ koy def élection wu tànn pour Sénégal tànn boo xam ni day weesi jëmm yi Macky Sall tey jii moo yore Sénégal juróom-ñaari at yoo xam ni wax dëgg neex yàlla ku ko bëgg ak ku ko bañ kenn mënul wedde ni liggéeyu wax dëgg yàlla gëm dem Casamance gëm ah wax dëgg yàlla ah jéggi Foundiougne bëgg a gëm encore alors donc vraiment kenn du di liggéey te donc problème mu bilan moom amuñu ko maintenant li ci des mooy yàlla dafa def moom wërsëgam dëppoo ak wërsëgu Sénégal ndax pétrole bi nga xam ni ko sëñ Cheikh waxee léegi le Sénégal dafa nekk ci yoonu devenir un pays riche alal bu ñu mësul woon am la fi yàlla indi muy pétrole ak gaz alal jooju tubaab yi liñ fi nekkoon yëpp xamoon nañ ni réew mi am na pétrole ak gaz mais xamuñu fu mu ne Senghor làmbaatu na dajul Abdou Diouf làmbaatu na dajul Ablaye Wade làmbaatu na dajul yàlla def Macky làmbaatu daj kon kay wax dëgg neex yàlla kooku yàlla dëppale na wërsëgam ak wërsëgu réew mais yamul foofu yàlla dafa def aussi moom pétrole ak gaz mooy liggéeyam métier la bu leen fàtte ni Ablaye Wade ba mu jëlee réew mi 2000 premier poste bi mu jox Macky Sall mooy directeur général Petrosen Petrosen mooy société bi nga xam ni moo doon saytu di làmb pour seet pour fan la gaz bi ak pétrole bi ne ci Sénégal
ndax moom xamoon nañu bu yàgg ni Sénégal am na pétrole ak gaz waaye fu mu ne la ñu gisutul ñaari at yi mu def Petrosen yëpp loolu la doon liggéey seet fu pétrole bi ak gaz bi nekk mu jóge fa mu def ko ministre de l'énergie mu continuer liggéey boobu ci ministère de l'énergie ndax énergie moo boot pétrole ak gaz mu jóge foofu mu def ko premier ministre mu continuer liggéey boobu Ablaye Wade randu Macky yegsi yàlla def mu daj mu làmb daj kon kay mu mel ni non seulement wërsëgam dafa dëppook wërsëgu Sénégal mais mu mel ni sunu borom moo ko waajal boppam pour mu yoreel ñu pétrole beeg gaz bi mais donc loolu parce que àddina yëpp xam-xam si takk la xeetu tam xam yu bari si takk lañ ko teg alors chance boobu ñu yàlla may la ñu bëggul ñu raté ko voté bii buñ ko def voté par parlo nañ ko def voté intérêt wu Sénégal Macky li mu jot a liggéey tey ak xam-xam bi mu am si pétrole si réew mi ak yilif bi mu ko yilif depuis 2000 ba léegi muy ñaar fukki at ak juróom-ñeent erreur lay doon ñu naan dañuy dénk réew mi si conditions yi koo xam ni su ñëwee moom tamit day làmbaatu daj na pétrole waaye nu mu koy yoree daf koy làmbaatu alors que kii métier la donc lii mooy li nga xam ni moo ëpp solo si li Sénégalais yi war a jàpp ci élection bi maintenant nag su yàlla defee bu def deuxième mandat def na juróom-ñaari at mu organiser ñu pétrole bi ak gaz bi ba teg ko si yoon su yàlla defee 2024 ñi bëgg ñu wut loolu moom ku nekk da nga am liberté wut mais fii mu toll nii moom erreur weesuwul ñii asaaloo fauteuil yu président de la République Sénégal ci conditions yi ñu koy defee alors donc loolu moo tax ñu ni nañu dugg ci dëkk bi buñ ko def ay waxu mbedd ak waxu meeting nañu ñëw toog ni ak waa dëkk bi kon dama ni nga ni ma ndax ci dolli réew mi aussi benn fer nañu tiit fer nañu nax donc Sénégal moom ku yebut li leen wax loo xam ñun ba ñu nekkee gone ku amoon baccalauréat ci ab koñ yaa yore succès koñ bi soo amee fii R100 ku am baccalauréat da nga daan doxaat ba randu leen ndajeeg beneen gone bu am ab baccalauréat tey jii kër goo dugg ci taax ak ci kaw fekk fa xale bu jigéen ak xale bu góor waxuma bu amee baccalauréat waaye bu yore maîtrise ak doctorat jéego yooyu la réew mi def réew nag su defee jéego yu mel noonu si yorin wi dafay war a soppeeku da ngay xam ni ñi ngay waxal yëpp ay nawle lañu xale yi di dem si rajo beeg télévision bi di wax moom laa leen di wax toujours soo leen fa demee tey leen te dal te xam li ngeen di wax parce que xam leen ni sujet boo leen yëkkati am na téeméeri junniy nit yu jàkkaarloog yéen yoo xam ni xam nañ si li si xam yoo xamoo si asaka bi te ñu ngi ni toog croiser le bras la seetaan sa télévision alors donc loolu moo tax ñu loolu lañ dox wax ko li si des nag léegi Thiès aussi foofu lay daaneele Thiès dafa nekk xam nga dëkk bu nekk maa ngi leen di xamal ni nii nit di amee jikko la dëkk di amee jikko dafa am dëkk yu wex ak dëkk yu leneen Thiès soo xoolee histoire u Thiès dëkku bërikat lañu soo leen ko feetloo fàttali ko li may wax mag yi xam nañ ko premier grève bi nga xam ni lee moom lañ fi grève boobu njëngal Afrique yëpp chemin de fer la amoon fii en 1947 mooy livre boobu kii nettali ko naka la tuddati Ousmane Sembène nettali ko si livre am boobu ñuy wax naka la tuddati les bouts de bois de Dieu Thiès donc bërekat lañu te dañuy ñëpp 47 ña nga xam ni ba grève ba tàngee dañu beddee ku daw bàyyi ñu daal ñu tudde leen défaillant ba grève ba passé da ngay ñaan si jabar si kër ñu ni ku ko jur mu ni diw mu ni duma ko may sama jabar ndax sama doom ndax bàyyam défaillant la woon loolu mooy Thiès donc suñu nekkee si dara dañuy dem ba jeex voilà tey jii ku yàlla tax di wax xam ni wax dëgg neex yàlla Idrissa
li mu fa defoon mu bareekus néew kenn waxul ni defu fi waaye li mu fi defoon mu bareekus néew ci doole Ablaye Wade la ko jële woon ba Ablaye ba mu saxalikook Ablaye Wade mën na latul dara dëkk bi yàlla def Ablaye Wade jóge fi mu bëreek moom France c'est-à-dire fi nga xam ne kuy jaar Ndar gis ko kuy jaar jëm Touba gis ko looloo ko ci intéressé woon pour mu politiquer ko fa la yamale lépp loolu moo tax d'ailleurs man 2004 ba ma ñëwee songo ko dëkk di dëggal man ni ko fi ñukk dem ci kaw gi ba ñu demee élection 2009 élection dëkku kaw yëpp nangu naa leen 12 de communes yëpp nangu naa leen parce que foofu defu fa woon dara quartier yi nga xam ne dañu nekk dañu sori place de France defu fa dara alors donc loolu mooy situation bi nga xam ni moo fi nekk alors yàlla def mu dem Macky dem deuxième tour mu jàppale ni waa Thiès na Abdoulaye Wade dem voté leen Macky waa Thiès yëpp ànd ak moom voté Macky ba mu voté leen ba ñu voté leen Macky aussi Macky gore na parce que élection ba Idi 7% la amoon waaye terewul ba mu nee waa Thiès ñu voteel ko waa Thiès déglu ko voteel Macky Sall Macky ba mu ñëwee jox na ko ñaari ministre ci gouvernement jox na ko juróom-ñeenti député ci assemblée nationale jox na ko ay directeur jox na ko ay PCA donc xeetu cër yi fi nekkoon yëpp bokk na ko ak moom mu def benn weer ñaari weer ñetti weer daal ni léegi waa Thiès wanaat leen Macky ginnaaw léegi doy na xeexaat leen ko waaw mais xeex Thiès xanaa day wër di xeex rek ba kañ su Abdou Diouf ñëwee nga dal si ko ñun la xeexal leen ko Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade ñëw nga ànd ak moom ñaari fan ngeen taxali ko nga ni xeex leen ko ngeen xeex ak Wade ànd ak ñu après Wade nga ni nañ fal Macky ñu fal Macky def ñaari weer nga ni xeex leen ko waa Thiès day xeex ba kañ xeex bi fu mu jëm xanaa Cheikh day am ah voilà alors donc lii moo tax ñu jàpp ni fii ñu toll Thiès dafa war a nanguwaat boppam jot na nag ñu tàllal loxo président Macky Sall de toute façon Thiès ànd ak Macky Sall ak bañ a ànd ak Macky Sall terewul lépp loo xam ni Macky war na ko digganteem ak Thiès incha allah dana ko def loolu moom dafa war leer nañ ñaareel ba aussi nañu xam ni fii ñu toog élection bii ñuy campagne bi ñu nekk Sénégal 557 communes moo fi nekk maanaam juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoo fi nekk 530 yëpp Macky Sall la ñu àndal 27 communes moo rëcc si biir 27 yooyu mooy ñettu Thiès commune fii commune est nord ak ouest ak 24 yoo xam ni moo tasaaroo si réew mi ay benn rek ñu ne diw moom moom fii diw moom moom fii mais si 557 communes yëpp 530 yi Macky la ñu àndal kon jot na waa Thiès xam ni Macky politique bu muy doxal moom méngoog jamono moom la réew mi jox bopp waa Thiès dugal seen loxo si premier tour Macky may Macky fii majorité premier tour ba su si jógee Macky mën a gën a gestu encore doomu Thiès yi mën ñu jox cër yu ñu leen mën a jàppale. wax ngeen ko léegi man nekkoon naa maire u HLM nekkoon naa deuxième adjoint maire de Dakar man xam naa lu maire mën ak lu maire mënul ba ma xuloog Ablaye Wade en 2004 mu génne ma si gouvernement bi ba ma génnee dama jël maire bi delloo leen ko mu ne ma lu maire bi lu mu jotee gouvernement bi man ko yow xam nga ni maire bi sama doole si gouvernement bi laa fa yore woon man du ma nekk maire boo xam ne du ma mënal samay nit dara or maire soo wéeruwul si état mënoo tous xanaa fortaatu ñaari briques yoo tabaxee benn kër ah ñaari kii yoo ñaari 15 yoo ñaareele ak jënd benn sagaru oto xanaa loolu dëgg koy jeex na tàkk mais maire su wéeruwul si gouvernement du dem xoolal seen maire yi leen war yëpp mënuluñ leen tous comparé leen ak maire yi nga xam ne dañu wéeru woon si état loolu situation boobu donc fi mu nekk waa Thiès seen situation mi ngi seen loxo ñoom ñoo war a affranchir nangu seen bopp mën a ànd ak président Macky Sall jàppale ko président Macky Sall mën a dooleel cadre yi nga xam ni ñoo nekk fii
pour que ñooñu mën a wëlbatiku dox seen digganteeg état bi li ngeen war a am yëpp ngeen mën koo am. donc lii mooy liggéey bi donc mbir mi nekkul si sunu loxo mi ngi si loxo yéen ñi nga xam ne yéen a yore carte yi yéen a ko moom. alors carte yi nag instant gii yéen a fi mën dara ndax yéen a fi xam ñun li ñu mën rek mooy ñëw waxtaan waaye nag ku nekk gox bu ne yaa xam nooy toje sa bopp janax yéen a xamante seen biir yéen a xam koo leen di waxal ak na ngeen di waxeek moom ba soo leen waxeek moom mu dégg man gëm naa ni jotaay bi toog fii nii du ñu mbooloo mu ñuy wàññi mbooloo mu ñuy peese la kenn ku si nekk soo dogoo ni fekk dimanche incha allah danaa voté loo ñaar fukki nit ba président Macky Sall da nga lijjanti ñaar fukki nit yu la wekk si nga voté président loolu man gëm naa ko. alors loolu nag mooy liggéey bi du leneen su yàlla defee lii passé incha allah ñu mën a defaat ak benn daje benn berne moi je vous promets déjà moom su ma déggee yu fii rek lundi moom affaire bi dana kumb fii alors da ngeen fi dugal benn animation bu bien.